asalaamaaleykum mbokk internet Jotna TV man la Khady Faye maa ñëw di leen présenter seen deuxième émission gëstu ay bés bi. gëstu ay bés bi mooy émission bi nga xamante ne dinañ si waxtaane lépp luy actualité ak jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel si seen nekkin ak si seen dëkkuwaay. suñu premier numéro defoon nañ taxaw seetlu si coowal suuf bi am fii si Corniche tey nag ñu war a waxtaane si coowal suuf bi am fële ci Somone. te li ko waral nekk lu dul décret bu président Macky Sall génne le 26 mai 2020 def Somone ak waax yi ko wër aire marine protégée. lan mooy AMP AMP mooy waax ak bépp bërëb boo xamante ne géej bi dafay egg te ñu koy aar ci lu mën a yàq alam bi. fii ci Sénégal ñu ngi commencé samp AMP ci atum 2004 bu décret 1408 du 4 novembre 2004 mu tolloon ci 5 aires marines protégées après ci lañ ci yokk bu Ziguinchor ak bu Fatick. ci atum 1999 ci lañ créé réserve naturelle d'intérêt communautaire li waral coow li gis nañ le 26 mai passé président Macky Sall dafa génne benn décret ngir soppi réserve communautaire def ko aire marine protégée. décret bi mi ngi wax ni aire marine protégée bi mi ngi yem ci entre diggante commune de Sindia ak commune de Somone. lagune bi mangrove bi ak waax bi nekk ci 5 kilomètres ci diggante tefes bi ak géej bi moom lañ boole def ko AMP. ministre de l'environnement Abdou Karim Sall moo jël initiative def Somone AMP te waxtaanu ci ak waa askan wi. gis nañ ni que lagune Somone dafa yàgg nekk réserve communautaire te askan bi dañ ko mës a respecté. bi ñu boolee tafi ci Somone ci aire marine protégée alors que ay junniy nit ñu ngi fay daan seen doole. ñoo ñëpp dëkk Somone nekk ay nappkat ak ay mareyeurs ñoom ñoo taxaw ne aire marine protégée bi du fi am. mbokk yi ñu yegg ci gaal bi ànd ak nappkat yi dem xool aire marine protégée bi fan la tàmbali ak fan la yem. waaw man Abdoulaye Boy laa tudd. man maay président pêcheurs yi fii ci Somone nekk ci bureau CLPA bu Sindia Nord doon président CLP bi bu Somone. waaw aire marine protégée bi 3 kilomètres lay jël longueur. largeur bi mu ngi jël 5 kilomètres léegi 3 kilomètres yi mu ngi commencé Ngaparou fii réserve bi yem continuer ba Guéréo sa montagne ba kon loolu dafa ëmb Somone ak Guéréo mooy 3 kilomètres longueur largeur 5 kilomètres loolu nag foofu la commencé fa la Ngaparou ba Guéréo. Ngaparou dafa am aire marine protégée. kon bu fekkente ne 3 kilomètres yi dafa commencé foofu dafay cumuler ak réserve bi bu Ngaparou ak aire marine protégée bu Somone ça veut dire que ne Ngaparou ak Somone ba Guéréo amatoo accès foo xamante ni di nga fa liggéey li nga war a liggéey. ñun méthode de travail yi ñu am ay mbaal la ñu yor tey gaal gu mel nii boo ko jëlee def ci say mbaal nga yéeg ci kaw ne yaa ngi dem ay 6 kilomètres 7 kilomètres mauvais temps am mais sa mbaal yooyu mënoo ko bàyyi ci gaal gi. toogaax gaal gi ak mauvais temps bi loolu gàllankoor la bu rëy ndax boo génnee fii mauvais temps am mbaal ya nga yoroon da nga leen di sànni géej daw teere ak gaal gi kese kon loolu wi tamit si gàllankoor yi la bokk. bu yàlla dogalee mu am mënoo yor sa njaboot te doo ñu dundal ñoom lii nga leen xam a dundale ñu ne jël nañ ko si yow mënatoo leen dundal mais foog nga seeti noo def da ngay dem mbëkk ut si gaal yi nga xamante ni ñooy dem Espagne nga dem. xam nañ ne feebar bi foofu la ëppee mais bu boobaa dala koy jaral ndax sa njaboot ngay dundali ji. mais concertation amu ci waxtaan fekke wuñ ko décision fekke wuñ ko liñ ci am réseaux sociaux yi Abdou Karim Sall jël na décret président Macky Sall signé na ko loolu lañ ci am amuñu ci leneen te processus boobu loolu defarutam réew liy defaram réew mooy cogestion ñun tàmmal nañu cogestion ba fi mu toll nii lépp looy def bu gësee indi leneen. da ngay indil sa bopp problème ndax cogestion lañ xam moom lañ miin te moom lañ bëgg sax muy am ndax fa la saafara di génnee ñii ñëpp kii Baye Idi Jaxate la tudd moom pêcheur la comme man dafa yor gaal kii yore machine bi Ibrahima Samb la tudd moom it dafa yore gaal koosa mii teeru caajeen bële ñaari teeroo fi am caajeen ak bu Njaxate ñoo bokk benn liggéey bi gaal la yor comme ñun. réserve bi jóge Somone moom mooy laal ba laalaale Guéréo parce que Somone ak Guéréo dañoo daje lagune bi moom moo leen séparé léegi bu jàllee ba génne Guéréo day laal si ñii nga xamante ni ñii presque si zone Somone bi lañ ne te yeggaguñ sax si Guéréo
te fi mu ne nii bay ko fi defee. nee nañ 5 kilomètres. ci biir géej. 1 kilomètre sax gaal yi Njoow mën fa dem. kon donc moo la gaal yi te téeméeri gaal yi teg gaal yi Njoow yaa xam ne que si nekk sa njaboot nga yaakaar. moom ngay dundale sa njaboot. waaw béykat lii téeméeri gaal yi dañaa aju. bu fi fukki junni doon liggéey. téeméeri nit dootuñu fi liggéey. léegi ñun ba boogaa borom kër yi ak ñu njaboot yi lan la yaa def. kenn nga foroo ngi 3 mois la def ak ñoom léegi ñoom ñu ñëw nangu ko. amatuñu si dara léegi ñoom ñu ngi naan ñu rëcc lu ñu doon def seen parti bi. léegi nag loolu ñooñu xamuñu woon loolu parce que seen début 3 mois yi ñu débuté. ñu ngi si doon am registre baa xam ne. xëy na dañu yaakaaroon day continuer. mais fekk na ñoom dañuy teg seen bi ba pare may leen 3 mois di nangu lépp. léegi amatuñu sa dara léegi ñoom ñu ngi rëccu que ne lan la moo taxoon ñuy toppante suñu seen géej. te nga faru ñoonu tane. te nga faru ñoom dañuy nappa te ñun ay mbal la ñu xam. léegi ba ñu demee bay parqué 5 kilomètres. ñoom dinañ dem biir géej napp. ñun nag 5 kilomètres 1 kilomètre mënuñu ko passé. léegi nag kon gaal yi fii ñaati téeméeri gaal ya teg seen gaal yi dañ leen di aj léegi seen njaboot ñu di def naan ñu jéem see jàppa ba loolu bañ a am. parce que ba amee rek li ma la wax nii rek moo la ñun ñëpp. retraité nañu ba pare ñu njaboot ñu xamal fan lañ jëm. dañ ñëwoon ci bateau yi dina liggéey ba armement yu bëri taxaw nañ. tubaab yi ñibbi ne ba sénégalais yi fi nekk defuñu dara lu baax fii. lii lañ fi dese. lii lañ fi dese de géej gi lañ fi dese. waa Somone waa Géro d'accord ñu si. te junniy borom kër yaa xam ne lii la ñu yaakaar. nga tëj ko ñu toog. ba boogaa lan la yaa def. retraité na liggéey tuñu lii la yaakaar nga tëj ko ña parce que si nekk nga yor say njaboot. dëgg la ah. di liggéey fii bi may liggéey fii booga réserve bi amul. waaw ñii ñëpp fii la ñu fekk. ñu nekk borom nekk doomu dëkk bi. di liggéey. di daan suñu doole. yor suñuy matériel jënd ko suñu bopp di liggéey. te man mu fi am jàmm ñooy ñu noot bi nag lañ bëgg mu jéem. tellement Abdoul Aziz Diouf laa tudd dëkk Somone waaw. boo déggee ni mu waxee ñoom nee na dañ leen fiy noot gi ñu leen di noot mooy gis nga réserve boobu case boobu la waa ji expliqué naan lan demal fële uti autorisation ñoom ñoo yore wàllu réserve bi mooy eaux et forêt yi eaux et forêt yi ñoom ñoo yore réserve bi waaw. boo demoon ba Joal duñ la ko nangul ñun ñëpp ñoo ko bokk yem parce que gis nañ noot gi ñu noot ci biir réserve yeeg parc yi parce que liggéey ba fa waroon a am mënu faa am li ñuy wax ne dañ fay denc jën wa sax danga ko dul gis kon amalu nu njariñ fu nu liggéeyewul danoo seeti feneen fu nu mën a liggéeyee voilà. dina miti trop da ngay gis nga dëkkee suuf lañuy lekk suuf te dañuy yam dañuy yaakaar dañuy war affaire yooyu dañuy yaakaar soo leen mënul moom dañ lay war mooy dañ lay doole dañuy jaar sa kaw soo leen tegee ñu si dina ndox mu tàng barke amaluñu njëriñ amuñu benn njëriñ barke bi dañ ko defee léegi dañ ko mat 15 ans ban njëriñ la ñu amal nee wàññi bateau yi si géej gi ñu jóge fi nit ñi liggéey parce que bateau yi ñoo teree liggéey nit ñi waaw. du ay aire marine protégée nee génne bateau yi ñu génne fii si Sénégal bàyyi ñu ñun ñu liggéey li fi des as néew nee ñu ko préserver ñun waa Sénégal am ñoo si ëpp soxla ñooñu liñ fiy indi bitim réew lañ koy yóbbu ñun liñ fiy indi si askan wi lañ koy yóbbu. lii dafa di preuve boo xamante ni ñun ñoo ko gisandoo dañoo taf ku ñu dëkk Guéréo ñu dëkk Mbour ak ñu dëkk Somone ñun ñëpp benn wax bi la ñuy wax aire marine protégée boo ko fi defee mooy suñu liggéey yàqu na mënatuñ fi liggéey dañuy dem defi clandestin wala ñu dem si yeneen dëkk yi dem liggéey ji espace bii fi des nii dañ ko bokkanteeg waa Mbour waa Saly waa Ngaparou waa Guéréo waa Yène waa Sendou waa Popenguine ñoom ñëpp fii la ñuy liggéey see tey jii nii espace bi bu fekkente ne def nañ ko réserve liggéey bi dina gën a sooxantal si liggéey bi ñuy liggéey ñun lii lañ am ñun géej moom lañ xam moom la ñuy liggéey dañ si juddu yaru si màgga si fekk si suñuy baay ak suñuy maam yëpp ñu toog si di liggéey kon bu ñu ñoree xëy tey jii nii ñu andil ñu ko ne dañ nar ñu ko yàqal non ñun duñ ko nangu. ma ne hôtel bi ba Covid bi amee ba léegi dafa tëj employé yi fi doon liggéey bii mooy hôtel Baobab Decameron Somone ñi fi doon liggéey
ñëpp dañ doon bokk noonu fii di liggéey ay pêcheurs lañu comme ñun mais bi ñu gisee ne hôtel bi am na fi am ñu xamante ni bàyyi nañ géej commencé fi liggéey mais bi hôtel bi tëjee ñoom ñëpp dañoo dellu se waat di liggéey si géej gi di ànd ak ñun comme ñun ay mbokk lañu ay mag ak rakk lañ ay frère tey bu sa rakk liggéeyatul fii da ngay dem ànd ak moom liggéey fi ngeen daan liggéey loolu moo ñu dal ci Covid bi fi mu toll nii hôtel yi yëpp dañoo tëj amul benn client bu fi ne voilà hôtel ressource bii géej gii nii moo fi des loo xamante ni mooy dimbali Somone 6 mois ressource bii donc mooy dimbali Somone si la ñëpp di dundee le maire mi nga xamante ni moo yore dëkk bi yëgul sax ne ARMP bi dañ ko fi implanté mais loolu ñun bi ñu jotee xibaar yi dañoo jubal directement attaqué ko moom le maire ñu toog ci bureau mu toog ne ñu def leen ndànk am na loo xamante ni tey jii nii lii yéen a ma ko xamal man lii yëg ko fenn te li tax nu gëm loolu dañ dem réunion boo xamante ni dañu ko invité le 7 mai le 7 juin ñu ñëw invité ñu benn réunion te décret bi am le 27 mai ñu toog ba le 7 juin soog a commencé indi ay waxtaan biñ demee le maire dafa taxaw foofu carrément wax leen am na loo xamante ni buñ koy def si dëkk autorité ba yëgu ko ñi mu concerné yëguñu ko y'a problème te wax na dëgg y'a problème parce que lii nii buñ ko yëgoon bu yàgg du amee nii trouvé nañ solution bu yàgg parce que lii ay waxtaan la yoo xamante ni balaa ngay def dara si dëkk da ngay waxtaan ak ña fa dëkk waxtaan ak ña say liggéey ñun duñu ay fonctionnaire lii lañ yaakaar géej gii moom lañ yaakaar si la ñuy dund si la ñuy terale suñu njaboot. ARMP boo ko déggee mooy loo xamante ni forcément dafay laal si géej gi te ñii nga xamante ni ñoom ñoo doon demandé décret boobu ñoom biñ demee toog waxtaan ak ñoom dañ ñu ne ñun bi ñuy ut décret bi lagune bi moo taxoon ñu di ko ut pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw pour jéem a yàq li fi ne wala préserver li fi ne loolu moo taxoon ñu ne dañuy ut décret léegi nag ñoom bi ñu yëgandoo ñoom nee nañ noo yëgandoo ne décret bi dafa laal ci géej gi 5 kilomètres ñu xeex loolu te waxtaanoo wax ñi nga xamante ni ñoom nga koy jànkonteel ñoom nun lay njëkk a impacté ñun ñi nga xamante ni ñun noo si nekk di liggéey processus bi mu jaar dañ si d'accordul xëy rek ñu xëy andil la ab décret ne la lii moom moo fi am nun loolu d'accorduñ si bu doon processus bu jaar yoon la jaar coow du am nit buy def day defal li nga xamante ni askanam loolu la bëgg mu defal ko loolu nun ku ñuy jàppale si fa ñuy liggéeyee foofu nga ñu war a jàppalee mais doo ñëw fa ñuy liggéeyee nga bëgg ñu ko xañ loolu lañ dul nangu te ñun dañ bokk si kuréel goo xamante ni CLPA la tudd état moom moo ko fi teg état bi mu ko fi tegee li tax mu teg ko fi dafa gisoon ne ay problème da doon am si géej li taxoon problème yi am moom dafa daan signé ay décret yoo xamante ni dafa daan jóge si kaw wàcce si suuf ëpp si mool yi léegi nag mu gis ne loolu dafa bari coow am nay conflit am nay xeex histoire yi dafa bëri mu ne léegi dafay changer méthode samp fi CLPA pour loo xamante ni lépp loo xamante ni day jóge si suuf léegi di yéeg si kaw état bi appliqué kon tey jii bu ñu xëy service de pêche bi nga xamante ni moo fi nekkal état décret bi sax yëgu ko man maa fa dem di ko demander man le président maa dem ba si ñoom laaj leen ndax lii yëg ngeen ko wala yëgu leen ko ñu ne ma lii si yow lañ ko gisee lii maa ngi koy soog a dégg te ñoom ñoo fi nekkal état kon lii tey dafa jaarul yoon ñun CLP bu Somone dañoo sax si CLPA bu Sindia Nord CLPA amul dara loo xamante ni ñoom dinañ ko def te ñun pêcheurs yi duñ ko yëg parce que concertation daf si am dëkk bu nekk dafa am bureau am représentant ku si nekk nga am sa CLP di doxal di liggéey nuy boole CLPA bi di ànd ak ñoom di liggéey kon lii bu fi amee te ñooñu sax nga xamante ni bu doon benn bi yaboy war nañoo diisoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo say liggéey ministre de la pêche ku xam jën ku ne xam ne ñoom ñoo yelloo sax wàllu jën mais ministre de l'environnement bu demee bay dugg si géej nar see laal benn bi yaboy pour aar ka te ministre de la pêche àdduwu si ñun dañuy d'accord ne loolu jaaduwut ministre de l'environnement Abdou Karim Sall mooy ministre de l'environnement ñun ministère bi ñu bokk mooy ministère de la pêche tey ñun pêche bu ñu koy wax dañu ñu waroon a andil ki nga xamante ni ñoom ñoo bokk liggéey bi di si séq mu ñëw am lu mu ñu si wax mais ñooñu ba tey jii koo si laaj yëgul ne décret bi am na kon loolu gàllankoor la te loolu incohérence la sax ndax kii liggéey si pêche nga jël environnement ne boole ka moom loolu jaaduwul. yow léegi instant bii nii maanaam tey lu mën a xew rek mooy loolu mën noo arrangé si àddina 5 kilomètres moom mooy yàqule boobu mooy dootuñu lekk dootuñu naan jaaduwul tey jaaduwul ëllëg jaaduwul suba jaaduwul ginnaaw suba daa tey noonu lii rek la am moom la ñu yaakaar suñuy njaboot si lii la ñu yore ñuy waajur si lii la ñu yore kon tey jii noonu lii la ñu am mais nu ko xañee
wala ñàkk nañu lépp dootuñu amati dara mais nu dimbali ngir yàlla rek ak yonante ba lépp la mën a xew rek ñu bàyyi noonu lii nu suturoo si nooy waajur ak nu njaboot mën ñoo dem 10 kilomètres mën ñoo dem 5 kilomètres mën ñoo dem 8 kilomètres fii lañu xam lii lañu mën a liggéey Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu si loolu si mën a jàppale nga jàppale ñu ba duñu agressé duñu sàcc duñu mbëkki waaw wàllaar la ñuy liggéey voilà tubaab nakaan l'escargot mais fi ñu koy liggéey fii lañ ko mën a liggéey si même pas 3 kilomètres 2 kilomètres moom lañ ko mën a liggéey à chaque instant bu ñu demee bu ñu jéggee 5 kilomètres wala ñu jéggi 7 kilomètres mooy dañuy yaaxule te ñun ñi nga gis nii matériel ka fii sànq nii di ko peese loolu lañu am moom lañu yaakaar moom la ñuy liggéey te mënuñu kaa liggéeyee fenn fu dul 2 kilomètres fii nii lañ ko mën a liggéeyee 2 kilomètres bu dul loolu 3 kilomètres bu ñu yokkee ba yokk ba mu ëpp 3 kilomètres la gaal di yem gis nga man sànq li ma teeral noonu xam nga suba mënoon naa demaat xëy amaat loolu sama njaboot dund si mais yaa xamu metti si boori kaw gi 3 kilomètres moo tax ma indi sama matériel teg ko ci kaw pour mën kaa protéger léegi ñoom bu ñu fi defee loolu ñun fu lañ jëm day gën a metti si du mën a dund suñuy waaju du mën a dundal suñuy doom bu boobaa day metti te lii lañu yaakaar wàllaar bi moom la ñuy liggéey fa temps bi yëpp te gis nga ni mu demee yow feebar bi dafa ñëw bi mu ñëwee boobu avant boobu 700 la doon jar ba 800 mais instant bi 300 francs lay jar 300 francs te léegi fii rek lañ ko mën a yaakaar 3 kilomètres bu ñu demee 5 kilomètres nag léegi mën ñu kaa am ñu yàq sa matériel loolu lu muy jur gàllankoor kese lay jur te bu boobaa day métti si noonu kenn du ko mën a maîtriser kenn duñu mën a def dara lu dul kon taxawaalu ji wala ñu dem defi lu bon wala ñu dem di jéem a mbëkki di def dugg si loo xamante ne waruñu kaa def xam nga loolu jaadawul nañ ñu dimbali rek ngir yàlla war a sóor rek ñu dimbali ñu ba buñ def fii dara même yi ñuy wax ay 2 mètres ay kii sax yooyu sax soxla ñu ko nañ ñu bàyyi rek nun ñu liggéey daata lii la ñu am lii lañu yaakaar nañ ñu si bàyyi nu suturla si def si liñ ci war a def nun kiiwuñu kenn xeexuñu xulooñu saaguñu defuñu kenn buñ ñu bàyyee kenn duñu dégg ndax kenn mosu ñoo dégg waaw man la Soda Ciss ku fi teewal jigéen ñiy soppali jën ak ñiy def micro mariage kenn du ne bañu ma aire marine protégée mais nit ku nekk da nga koy fekk si réalité yi muy liggéeyee te Somone wax fa dëgg yàlla def fi aire marine protégée dina métti lool si Somone waay yi nga xamante ne ñoo nekk Somone ndax am na ZPP bu nekk Ngaparou comme ni nga ko waxee jóge Ngaparou léegi ñu dese woon Somone rek ba Guéréo war fi daane suñu doole bon suñu defee aire marine protégée mooy Somone nañ ko yóbbu mu dem chômage dëgg yàlla ñun aire marine protégée wax dëgg yàlla arrangé wuñu ñun waa Somone parce que ñun ay citoyen sénégalais lañu te bëgg nañu lépp loo xam ne loi la ñu koy moytu li tax nag ñuy bañ aire marine protégée bi mooy bés bu fi amee ak li nga xamante ne ni moo si nekk ay inconvénients si biir comme ni nga ko laajee léegi moo tax aire marine protégée li ñu si xam mooy bu fu mu am kenn waru fa dugg parce que réglementation yi nga xam ne moom la ñu war a def si aire marine protégée arrangé wul mooli Somone yi nga xam ne ñooy liggéey si Somone looloo tax aire marine protégée wax dëgg yàlla ñun bëgguñu ko Somone. ñun suñu GIE bi GIE ron gi la tudd mën nañu wax ne ëppal nañu ay téeméeri nit si li nga xam ne moom nañu recensé ndax bi ñuy defar GIE bi moment boobu matal nañu ay téeméeri nit bi ñuy sos GIE bi waaye fu mu tollu tembe nii ëpp nañu téeméeri nit. ay jigéen la yoo xamante ne nii dañu dajaloo ñii di transformé ñii def micro mariage ñun aire marine protégée la ñu bëggul sax sëñ bi ñun ñoo bëggul aire marine protégée parce que arrangé wuñu bon bu demee ba am sax yàlla xam na ne ñun dañu bëggul dañuy wax réalité yi tax bëgguñu parce que liggéeyu Somone moo àndul ak aire marine protégée ñun bëgguñu waxuñu sax ñu teg ko de dañu bëggul ñun waa Somone. ñun Somone yàlla dafa def ñu wekku si benn kuréel bu ñuy wax CLPA convention bu mës a ñëw si département bi lu ñu mës a wax ñun waa Somone may leen ñu ay reçu
ndax dara place mënoo faa di liggéey te doo fa jiw te gis nañ ne Rechif foo ko def mën nga liggéey te du tere jën bi fi mu war a produire dina fa produire yow li ngay uti nga uti ko te di nga moytu fa Rechif ba nekk ñu jàpp ne suñ ñu mayoon ay Rechif si géej gi moo ñu gënal defal ñu aire marine protégée te décret bi bu mu wàccee président moo ko signé ñuy wax ne que le président Macky Sall ñun bokk nañ si ñi nga xamante ne nii ñun ñoo ko faloon si réew mi te dafay wax ne Sénégal émergent ñun somone la ñu am dañu bëgg a émerger somone te gis nañ ne suñu napp gi mooy émerger somone ndax somone ñett rek la amoon mbay la amoon hôtelier yi maanaam tourisme ak pêche te gis nañ ne mbay dee na fii si somone tourisme bi avec la Covid gis ngeen li xew ñi doon liggéey si hôtel yi yëpp daw nañ ñëw ut si géej gi bon suñ ñu defalee fii aire marine protégée mooy ñun ak norme yi nga xam ne moom la waa somone di liggéeyee mooy ñun nañu jël suñuy gaal xabet ko sànni ji ko àll ba ñun nag waa somone ay nit lañ yoo xamante ne nii xamuñu ñaan xëy na di nga dem si banque yi nga leb soo liggéeyee nga fay ay doom aadama leen yoo xamante ne nii duñu ñaan xamuñu tàllal loxo te lii nga xamante ne ni moom nañ fi bëgg a planté bés bu fi amee dinañ dem tàllale suñu loxo lii nag ñu siy oo askan wi yëpp ñu siy oo ñëpp comme ni ñu ko oowee le président Macky Sall ñu ngi siy oo askan bi yëpp commencé Ndar ba Cap Skirring lii ñun waa somone arrangé wuñu bëgguñu ko mooy nga yóbbu somone au chemin. moom kañ day métti lool ndax ñun liggéeyoon hôtel may doom yëpp géej li ñaa liggéey kenn ki rek kay liggéey mel ni si ñun liggéeyoon hôtel liggéeyoon fenn géej gi rek la ñu am géej gi rek la yàlla def na am ko si la noo liggéey si la noo suturloo ñun ñaar doom si la nuy gaal ne ñun si la noo suturloo nuy doom sax ñuy saaf gerte sax fii la ñëw di saaf ñun géej gi la ñu am nañ na ko bàyyil parc bi yàlla na bu ko yàlla def yàlla mi nga xam ne moo am moo man yàlla na parc bi mu am yàlla rek la noo jaar ñun yàlla rek la ñu xam parc bi daal bu ñu koy di somone man de bugguma ko tey bugguma ko ëllëg ndax nun géej gi si la noo liggéey nun jigéen ñi fi la noo liggéey góor ñi si la noo liggéey si la noo tedd depuis ba 83 ba tey nu ngi fii di sikkee di daan nu doole nuy doom si la ñu yor Sénégal di saan nun liggéeyoon hôtel liggéeyunu fenn géej gi rek la nu wàkkal liggéey kenn liggéeyul fenn moom laa dañu ko bàyyi nun te yàlla tax yàlla na si yàlla def jàmm nag ak salaam jërëjëf lu ñu xalaat ci décret bi mooy indi na incompréhension ci ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu napp gi mooy pêcheurs yi dañ ñu wax ne mesure la bu jóge ci président de la république te bu ñu ko mettre en place muy am njeexital ci activité pêcheurs yi te pêcheurs yooyu ci seen bopp ñoom loolu bi ñu koy nas bi ñu koy fexe bi ñu ko waree mettre en place boolewuñ leen ci waxtaan bi loolu moo indi tey effectivement ñoom ñu soulever wu loolu nag lu ñu mën a comprendre la parce que c'est humain même su fekkente ne dafa am loo xam ne dañ la koy defal mu nekk sa njëriñ te boolewuñ la ci yëgaluñ la waxuñ la ci dara en général mën na indi rëq-rëq boo ko bëggee doxal te loolu nag moom mooy li xew tey somone li fi xew c'est simple du question que ne dañuy population yi dañuy jóg contre le président de la République ça c'est pas la question il faut que tamit mu leer mais mesure bi nga xamante ne dañu ko jël te ba ñu koy jël waxtaanuñu ci ak ñoom ci benn yoon boolewuñu leen ci benn yoon loolu bu ñu xëyee rek bëgg leen ko teg réaction bi ñu am réaction bu humaine bu nga xamante ne loolu foo dem di nga ko fa fekk te mooy li nga xamante ne moom moo am tey somone li am solo mooy mesure bi nga xamante ne dañ ko bëgg a jël teg leen ko ñoom am nañ ci njàqare parce que yaakaar nañ ne daf leen di yàqal looloo tax man ma ni service yi nga xamante ne ñoo nekk ci ministère du développement durable
war nañu wàcc ci askan wi wax ak ñoom leeral leen lii ñu yëkkati fan la jëm te dafa war a mën a jur njariñu askan bi mais loolu il faut que ñu wax leen ko ñu expliquer leen ko bu ñu leen ko expliquer wul moo indi lii parce que tamit am na lu nga xamante ne soo koy def pour nit te boole woo ko ci xamul fan ngay yëkkati xamul fan ngay daanelee soo bëggee def lu mel nii ñoom il est normal que réaction bi ñu am ko ba ñu leen di leeralal nag loo xam ne ñoom dinañ comprendre ne seen njëriñ la jaadu na ñoom ñu yaakaar ne lu leen di yàqal la jaadu na parce que ñoom noonu rek lañ ko mën a gisee dañ leen ne noonu ngeen doon doxalee dañ koy changer dafay am ay changement su aire marine protégée bi ñëwee loolu lañ leen wax ñoom nag ñu jàpp ne loolu su amee dafa am lu mu leen di indil ay gàllankoor te nag comme dafa leen di indil ay gàllankoor moo tax ñu def un cri de cœur pour que autorités yi xam ne lii ñu bëgg a taxawal ñoom dafa leen di yàqal ëllëg loolu moom laa comprendre ci seen attitude te loolu aussi man dama koy partager je le dis clairement suñ ci jiitaloon waxtaan ñi ko séq ñëpp ñu xam mbir mi lan moo ko yëkkati lan moo ko tax a jóg te li ko yëkkati ak li ko tax a jóg njariñu askan wi lay doon ñoom buñ ko partagé woon ak ñoom ba ñu xamee ko noonu su le kii attitude bii ñu am tey protestation yi ñu def duñ ko def man loolu laa wax. ce n'est pas parce que aire marine protégée feneen baax na rek ñu ne aire marine protégée bu nekk Somone day baax c'est pas évident moo tax may wax ne il faut que ñu leeral ñoom ñi xam mbir mi écosystème yi naka la tëddee ak naka lay doxee bu Somone particulièrement lan mooy spécificité am loolu bu ñu ko xamee la ca war a topp nekk lu baax ñoom dañ ciy ànd loolu nag moo amul waxtaan boobu moo amul loolu kese moo indi situation bi am. non mais justement parce que décret bi c'est général mais il faut que ñu wàcc sur le terrain pour mën a xam décret boobu bu ñu ko appliquer yan njeexital lay am ci acteurs yi ak seen activité donc fi ñu ci toll nii kenn mënul waxagum ne décret bi su ñëwee rek lépp mën na nekk loo xam ne lii acteurs yi daf leen di arranger on ne sait pas pour l'instant mënaguñu xam tant que àgguñu moo tax nag les techniciens les spécialistes les experts ñoom ñoo mën a waxtaan ak population yi ba seen xel dal te waxtaan boobu moom la ñu jiitalul. waaw d'abord ñun dañuy ñaawlu ni nga xam ne noonu la nguur gi doxalee ci mbir moomu parce que dañu jàpp ne tey àdduna dafa weesu nguur toog fële jël ndogal boo xam ne njeexintal yi muy am ci askan bi du doon yi nga xam ne ñoo gën te waxtaanul ak askan boobu parce que li nga xam ne mooy problème mu décret boobu ndogal la boo xam ne ñi nga xam ne mbir mi dafa dal seen kaw dañoo xëy rek ñu nemmeeku décret boobu ci ay groupe WhatsApp ak yu demee noonu ñu jàpp ne tey li nga xam ne mooy standard wala modèle de bonne gouvernance dafa laaj boo demee bay jël yenn mesures yi nga waxtaan ak ñi nga xam ne mesure bi bu ñëwee daf leen di impacter directement te li jëm ci aire marine protégée bu Somone décret bi nga xam ne moom le président de la République jël basé ko ci rapport de présentation bi nga xam ne moom le ministère de l'environnement moom la ko proposé décret boobu bañ koy jël waxtaanuñ ci ak ñi nga xam ne ñoom la mbir mi concerne dañu nemmeeku nag ci décret bii nii décret bi ñuy jël loolu gisuñu ko ci bu loolu weesoo aussi li ñuy naqarlu ci mbir mi mooy le fait que ñu yaatal aire marine protégée boobu ba ci géej gi te waxtaanuñ ci ak acteurs de pêche yi ñu jël ko aussi ci contexte boo xam ne Somone dafa nekk ci crise comme dëkk yu bëri yi nga xam ne dañuy dépendre ci tourisme te ñu xam ne tourisme bi bokk na ci secteurs yi nga xam ne ñoom la mbas mi nekk ci réew mi gën a affecté donc ci période boobu nga xam ne hôtel yi doxatuñu la desoon ca as tuuti ci suuf ca Somone caxatee nañ ko li nga xam ne moom mooy restauration beeg yu demee noonu mbay meeg yépp doxatul amatul lenn lu des lu dul géej gi ci contexte boobu nga jël mesure bu mel noonu boo xam ne li mu wax mooy
nappkatu saumon amatuñu sañ-sañ napp ci superficie bu 5 kilomètres li ko jëlee ci plage bi ñun dañu jàpp ne mënoon nañu bàyyi ba contexte mbas bi jàll ñu mën a jël xeetu décret yooyu noonu waaye ba léegi ak contexte bu mu ci mënti doon li jiitu te mu méngoog li nga xam ne moom mooy principe de bonne gouvernance te am benn pilier bu am solo bu nekk ci biir mooy le principe de la participation dañ ci waroon a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi te malheureusement waxtaan boobu amul moo tax ñun ñu jàpp ne décret bi du décret boo xam ne dafa légitime bu ñu ko saytoo ci wàllu yoon aussi dafa di décret boo xam ne dafay am li ñuy woowee défaut de base légale maanaam dafa teguwul ci charte yi nga xam ne ñoom la yoon tëral ci wàllu wu mel noonu. donc impact bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ñoo doon yëngatu ci géej gi tey amuñu fenn foo xam ne mën nañ faa dem pour wut yoo xam ne loo xam ne dinañ ko mën a delloo ci seen njaboot impact bi mooy revenu yi ñu doon am dootuñu ko amati. waaw ñun dañu jàpp ne état rawatina ndawal état yi maanaam muy autorité yan nekk au niveau décentralisé wala autorité déconcentrée yi wala ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk lu war jëm ci wàllu environnement seen mission principale mooy dox ci soxlaay askan wi. tey li nga xam ne moom la nappkati saumon soxla ak jigéen ñi nga xam ne ñoo ànd di yënguti ci mbirum géej bi li ñu soxla mooy ñu am foo xam ne dinañ fa mën a am seen teraanga di pour mën a suturaal seen bopp mën a aussi taxawu seen njaboot. donc loolu dama jàpp ne képp koo xam ne tey ci biir département de Mbour rawatina ci arrondissement bu Ngeeko wala ci commune de Somone yow ci turu état ngay wooyee yow loolu moo war a nekk sa préoccupation donc waroo jël benn ndogal wala nga am benn taxawaay boo xam ne njeexintal bi mooy mooy impacter négativement wala jël ay mesures yoo xam ne dinañ gàllankoor activité économique yi te décret bi day impacter négativement comme ni ma ko waxee léegi ci activité économique yi foofu li ma jàpp tey li war a nekk seen taxawaay mooy ñu xool ensemble naka la ñuy trouver naka la ñuy amee ay solution yoo xam ne acteurs yi nga xam ne ñoo yëngatu ci mbirum géej gi dinañ ci gis seen bopp mooy ñu fexe ba li nga xam ne moom mooy objectifu aire marine protégée te mu doon loo xam ne du objectif bu bon parce que aire marine protégée muy ci lagune bi wala ci géej gi li ñuy ci jublu mooy ressource bi ñu fexe ba ñu préserver ko pour que génération yi di ñëw aussi ñu mën ci jëriñu mooy ñu fexe naka la ñuy préserver ressources yi mais également naka la ñuy fexe ba ñi nga xam ne ci loolu lañ doon amee seen teraanga ñu continuer di wéy di ci gis seen bopp. le collectif des pêcheurs de saumon ci cas bi nga xam ne mooy mbirum aire marine protégée bi dafa am leçon boo xam ne dañ koo jox tous les saumoniers mooy mbooloo mooy doole ñaara man kenn te ñett lu bëre. Somone tey yàlla baaxee nañu ay association yu bëri mouvement associatif bi au niveau local bokk na ci yi gën a dynamique yi gën a vivace ci Sénégal donc loolu aussi dañ koo war a gën a sàmm li ñuy ñaan ci nguuru Sénégal ci loo xam ne jëm na ci Somone mais ci bépp gox bu nekk Sénégal mooy lépp loo xam ne mu ngi ko fay doxal mu jëm ci compétence transférées yi laata mu ciy jël ay ndogal ne ñëw waxtaan ak population yi ba pare. waaw ma leen di jaajëfal yéen waa Jotna TV di leen jottali vraiment. Félicitations au collectif des pêcheurs de Somone ak population wu Somone gis nañu ni ngeen taxawoo collectif bi ci xeex bi ñëw ngeen fa jël ay images couvrir conférence de presse bi vraiment mu nekk ay écho yu positif yoo xam ne ñun am nañ ko ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen souhaiter une très bonne continuation di leen xamal ne dynamique bi ngeen jël temps yi mooy dem ci goxaat yi jox askan bi micro bi ñu wax seen yëg-yëg ak li ñu xalaat loolu lu baax la. mbokk yi aire marine protégée bu ñu teg fii ci Somone bari na ay jafe-jafe yu mu teg mareyeurs yi ak nappkat yi waxtaan nañ ak mareyeurs yi ak nappkat yi ñoom ñëpp wax nañu lu ñuy ragal ci aire marine protégée jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jox dig daje ci seen émission gëstu ay bés ci fan yii di ñëw. Alamine Boutique est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires sénégalais.
Notre mission est de vous donner accès à des aliments locaux de qualité qui participent à votre bien-être et celui de vos proches au travers d'un commerce équitable. Alamine Boutique, c'est aussi le choix de la qualité et du goût, de produits locaux soigneusement sélectionnés et triés sur le volet. Acheter des produits venant de tout le Sénégal sans bouger de chez vous, c'est possible avec Alamine Boutique. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits qui font la richesse de notre gastronomie locale. Arao et Chakri, Central, Kenkeliba, pâte d'arachide et bien d'autres mets. Nous avons une unité fonctionnelle qui respecte les normes de fabrication de produits alimentaires et des points de vente un peu partout à Dakar. Consommer Alamine Boutique, c'est favoriser un développement de notre économie locale. Consommons juste et consommons local.